fukki simila ak juróom moo boot ci une heure benn waxtu jégalu ci yeex gee door xibaar yi digg njolor yi bisimila ci li ci gën a fës bopp xibaar yi bokk na ci lu soxal lu jëm ci wàllum politique ak mouvement boo xamante ni nag ñoom seen xeex jamono ji ci wàllum politique mooy soppar ñuy doxalin gi système bi maanaa tey dina ngay réccu la amoon ci atum 2012 jàppandal jëmale ko ci Macky Sall loolee du leen dalaat noonu lañ ko xamle di ab mouvement politique bu citoyen bu jug tembe ngir dugg ci politique bi daañu ci dikk ci xibaar yi lu soxal ba tey ci xibaar yi soxal na wàllum nag njàngal mi jafe-jafe yi nga xam nag nemmeeku nañ ko ci tax Carrefour Gandal loolee nag di ab barab boo xam ne nag ñu ci bëri ci ñu xam-xam màcc ci wàllum njàng mi ñoo fa dajee ngir nag weccente aliwo ñàll ñu mën a jaar ba mën a ñoŋal njàng mi fexe ba crise bi di guute gi ci am man daal di dinneeku ci wàllum criminalité bokk na ci jamono ji ci fas ci xibaar yi ndax jamono ji nemmeeku nañ ko fii ci xëbu Sénégal daanaka ñoo xar njaay wala rek ku ne sa bët bi suuf nga ñu daal lay boom loolee ana tey lan moo ko sooxee lan moo ko sabab kii di sunu ndaw soxna Aïda Mbène Niass am na ñenn ñu dajal ci askan wi laaj leen seen xalaat yeneen ci ponk buñ ko ci boolee xibaar yi fa lay buuri ñu yaanate ci kanam ñu faram fàcc asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci yetta xibaar yi une heure benn waxtu ci digg njolor ni ñu ko waxee ci bopp bi ci wàllum politique dek mouvement boo xamante ni ñoom daal soobu nañ ci géew bi la leen tax a jóg mooy soppar ñi anam bi ñuy politique fii ci xew bu Sénégal ñu gis ne am na ci lu njaw di desinu xambin naam ñoom ñi sax fësal nañ seeni ko réccu ci atum 2012 nañu yóbbu woon seenu njàppandal fësal ko ci kanam président Macky Sall ñu ne nag bukki ba leen matoon daaw du leen matal ci atum 2019 leeral yi ak Penda Badji. Lancement officiel DLP taxawal askan bi objectif bi nag moo di promouvoir citoyenneté active ngir mun a tabax gëm-gëm bu wóor lépp rek ngir mun a soppi melokaanu réew mi. mais tey réew dafa toll koo xamante ne dañ jàpp ne dañoo war a impliquer politiquement pour changer la donne donc ñun suñu mouvement bu ñu naan développer la patrie taxaw ngir suñu réew donc ñun lu ñu tax a jóg mooy lu njëkk dañu war a conscientiser les gens. lu ñu tax a jóg maanaam ñun mooy promotion nu ñu doon naan l'amour de la patrie maanaam bëgg sa réew parce que tey réew mi fu mu toll il faut que ñu bëgg suñu réew bi gëm ko réew mi jaral leen seen bakkan ñoom ñoo war a taxaw pour vraiment changer la situation. mu doon nag ak occasion bu ñu saisir ngir mun a prononcé wu ci situation politique bu sunu bu réew ba noppi di xamle ni ñoom jàpp ne ñu ne opposition bi jamono yile moo di choix wu askan wi ngir coppite wu Sénégal. bu ñuy présenté la yoon yokkute dafa ne priorité mooy ndaw ñi jigéen ñi ak monde rural tey ñoo gën a sonn donc tey dafa ñëwaat indi yeneen donc ñun tey suñu devoir la xaar ñu ci kenn donc ñun dañuy dem ci population bi wax ak ñoom ne leen meilleur choix dans l'avenir mu ngi ci opposition donc nañu taxaw ànd ñun jeunesse bi parce que suñu avenir la waruñu ci xaar kenn. conscientiser yi di citoyen yi ci choix yi ñu war a amal ngir xool naka la ñu war a mën a def ba am njiitu réew bu dëppook lu ñuy xaarandi moo di sacerdoce su ndaw yi lee ci bilépp mouvement debout pour la patrie fas yéene nañu gën a fësal seen mouvement ci fan ñu dëgmal bokk ak opposition bi parti nag nekkul mbir bu ñu war a mën a dàkk. nañ ci wàllum politique ndax it ci atum 2019 jogante yooyu am na ci mouvement Wahab président moom nag njiit la jamono ji di woo askan bu Sénégal ñu daana sóob seen loxo ci doxalin gi nga xam nag moom la bëgg a doxale maanaam ñu bàyyile ko di parrainage boobu ngir nag gis ne atum 2019 danañ gis lu bees tàq moom Abdoul Wahab Guelune Ben Guelune ci atum 2019 jàpp ne nag jongante la boo xamante daal lu ci bëri mën naa am ñu teewlu ay kàddoom mi ngi ko dénk Mawlud Wade. tey boo leen gisee lii yëpp mu am man maa fi mujjee egsi maa fi mujjee ñëw boo leen gisee lii yëpp tegu parce que dafa am ay xale ak ay mag yoo xam ni gëm nañ li mu leen wax ñu toog fii liggéey boobu te bëgguma dem nag te waxuma tuuti si suñu xarit yi nga xam ne ñoom lañ màggandool ñi si ëpp tey jii nii amuñu liggéey ba heure bi nii amuñu liggéey man du ma ne dama war a doon benn exception dama war a doon la règle su ma nee la règle mooy que li ma def tey jii nii sama morom yu bëri foog naa chance boobu bu ñu ko amoon tey dinañ ko def te bëgg naa tey dolli yaakaar tuuti loolu moo tax ñu bind espoir sama ginnaaw bëgg naa dolli yaakaar ay xale yu bëri yoo xam ni tey
gisatuñu fan lañu war a dem gisatuñu kenn koo xam ne tey jii nii am na ku leen jàppale wax leen dëgg wala jox leen jumtuwaay yoo xam ne dinañ mën a réussir loolu moo manqué si biir dëkk bi. man moom wax bu ñaaw bokkuma si du ma saagante kenn samay nijaay a ngi fi samay mag a ngi fi samay rakk a ngi fi samay doom a ngi fi samay naataangoo ngi fi donc bëgg naa ngeen xam ni que li ñu jubli nii baax rek moo ñu tax a jóg defar suñu dëkk bëgg ko. ba tey ci wàllum politique ñii di mag ñi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu duppe leen les sages républicains ñoom ñooñu nag fi mu nekk nii fabuwaat nañ tawwaat ci yoon la leen tax a jóg mooy gunge seen candidat président Macky Sall gën nañ ko feddali seen qualité ginnaaw bañ sukkandikoo ca liggéey yi nga xam nag moom président Macky Sall su mu ne ko ci réew mi di ay réalisation tax ñaar fan ak ñaar ci weer wi daal daañu defaat ndaje bu mag ngir gën a xool yoon wi nga xam ne fa la ñuy jaar démb nag ba ñuy fësal seen xew-xew boobu ñu duppee sargal président Macky Sall ka ko jiite woon mooy yelimaani jëwriñ ji Mouhamadou Boun Abdallah Dionne waaye ka fa ñu fa teewaloon mooy Adjaratou Ndeye Arame Touré. liggéey yi nga xam ni njiitu réew mi Macky Sall mu ngi koy amal ci bopp réew mi soxlawul wax ju bëri mu di xalaatu kuréel gi ëmb mag yi bokk ci APR ñu ci indi ay firnde ci seen kàddu jam ñaaju rek doy na ci firnde ca pôle urbain ba lépp dañ ko tabax ci anam yu mucc ayib. croissance boobu ku ne duñ ko lekk da ngay nax sa bopp. président Macky Sall mi ngi liggéey di andi croissance ci réew mi di dëkk bi di dox dëkk baa ngi dox gaañ yi nañ ko wax. nee nañu quand le bâtiment va tout va soo tey bëggal une tonne ciment rek nga xam di nga ran ñetti cimenterie lañ am fi mu nekk ñett yépp ñoo ngi dox bu baax a baax a baax. bés bi ñu tuddee mag sargal Macky te magu parti bi amal ko liñ ci namm mooy sargal bu baax ki jiite APR ilimaanu jëwriñ ñi di leeral ni mag yi wax nañu dëgg ci kóllute gi ñu am ci njiitu réew mi. ku ne woon tey janvier bii di ñëw incha allah président Macky Sall ak président wu Gambie dinañ dem inaugurer pont Farafenni kenn du ko gëm. nga jógee Dakar dawal ba Kaolack génn lu tali bu bees tax dem Nioro continuer traverser daw ba dugg biir Ziguinchor yeewoo fii ndekki ba suur julli ndekki ba suur aje Ziguinchor naan sa atay ñibbi si Dakar jullee fi timis ni mu yoree réew mi ak yërmande ak li tubaab di wax inclusivité de la croissance bi nga xam ne moom le président yoree réew mi loolu rek jar na réélire président le 24 février 2019. coordonnateur yi bokk ci kuréel gi te jóge ci yenn gox yeeg goxaan yi ñëw nañu ca Sorano ngir fësal liggéey gi nga xam ne njiitu réew mi fi ne mu ngi koy amal ñoom ñëpp diggee nañu ne dañu def seen kéemtalaay kàttan ba Macky Sall faluwaat ci premier tour. malgré liy yëngu ci réew mi yépp parce que jamono doxee noonu ñun en tout cas ñi ànd ak président Macky Sall suñu xel dal na parce que xam nañ ne. ni ngeen ko defee woon 2011 ci CICES tàmbale ko nii war ko def le 22 incha allahu bal ba tàkk na parce que yéen a am candidat bi gën. kuréel gi ëmb magu APR yi ñu ngi ko taxawal gannaaw ab congrès bu ñu amaloon ci atum 2011 mu nekkoon mobilisation bu njëkk bu APR ca ndorteel ga ña ca bokk ne dañoo amoon kóolute wóolu ki fi nekk jamono ji yor réew mi te jàpp nañ ni dañoo jig président Macky Sall moo tax ñu dàbbaliwaat li ñu defoon. Adjaratou Ndeye Arame Touré ba tey ci wàllum politique boobee ca yëmbal ñu bokk ci parti kilifa réew moom it président Macky Sall ñoom it ña ngay daanaka dajaloo woo mbooloo ya ñu am ngir nag ñoom it ñu wane seen njàppandal jëmale ko ci président Macky Sall donteet moomee am luñ jàpp ni am na lu njaw di des ñu xambit bi maanaam ay insuffisance yoo xamante ni ma ngay soqe ko ci moom loolee nag am na ku ci ni kàddu leeral kenn la si ñoom di responsable foofu Abdou Tall lay wéew mën ko dénk sunu ndaw Abdoulaye Wadianga. li tax mu organiser meeting bi mooy parrainage yu ñu doon def pour président de la république moo waral tey ñu dajale lépp liggéey bi mu paree mu nekk presque 2000 presque parrainage mu wone li nga xam ne ñun ñoo ko liggéey parce que yàlla dimbali ma dama am ànd ak jigéen ñu jàmbaar dama ànd ak aussi saa si jàmbaar dañu dugg ci kër yi dugg ci nit ñi def porte à porte wax ak nit ñi neexuluñ ci kenn jënduñu ci kenn dañu ñëw ak seen ngor ak seen dignité wala ne président Macky Sall la ñu soxla président Macky lan la ñu bëgg doon nag comme bu ñu liggéey ba liggéey egg fii man du ma nangu kenn di ko aaki moom kon damay woon ne sama jàmbaar jigéen yi ñoo ko liggéey
fesal ko ci télé yi fesal ko ci rajo yi ñu xam ne président de la République war na bàyyi xel ci jigéen 52 Yeumbeul Nord nit tamit buy xëy di liggéey war na gis boppam ci lu muy liggéey bien vrai gis nañ suñu bopp mais nag ñaan nañu président de la République aussi mu xam ne jigéen ñi lu ñu ko defal ak lu ñu ma defal vraiment war na aussi teg mu bàyyi leen xel bu baax ci financement ci ndimbali ci seen ay jàng doom ak seen lépp parce que ñoom amuñu ku dul man tamit awuma ku dul président de la République. xam nga jëf xam nga kuy dóor moo mun kuy saag yow ba foo ne boo ko fekkoon keroog ñi fi nekkoon ak li wute na te aussi man bugguma leen jóg buzz bugguma leen jóg promotion parce que bugguma jaar ci seen tour man li ma soxal tey mooy falaat président de la République premier tour ku nangu na ñëw ñu liggéey fii kenn soxlawul président moo soxla kon président moo soxla nag nañu ñëwul ñu liggéey même ñi ma doon ŋàññ ñi ma doon tooñ yëpp baal naa leen président lu mu def fi bare na fi ñu taxaw ni moom moo ko defar moo ko sababul bassin yi ngay gis fii yëpp yi nga xam ne seen kër dañu doon dugg ñuy fanaan ci école kañ nga gëj a dégg journaliste di wax ne ñii ñu ngi ci dëkk ci école kañ nga ko gëj a dégg. ca jamono boobee nag ñii di liggéeykat yi nekk ca port di ay docker ñoom fi mu nekk nii la ñu gis mooy seen anam ba ñuy liggéey daal moo daanaka jikk dayo yenn saa ñuy bëgg a dem la piscine ci jafe-jafe tax ñu jàpp ne lu ëpp turu trop c'est trop la ñu bëgg mooy ñu gën leen a wallu ndimbal jàppale leen ci ñu fësal boolu njàmbat boobee ci bi ñuy amal seen juróom-ñetteelu congrès bi nga xam ne démb lañ ko doon amal bañ koy amal nag kañ fa yebaloon bokk na ci Adama bi tey. jox gëdd ñii di docker yi boole leen ci bépp liggéey bu nekk ca port moo doon thème mu 8e congrès bu syndicat docker yi li leen soxal nag mooy ñu di leen jox seen payoor ca na mu waree andi ay coppite ci catégorie docker yi ak it di tàggat seeni liggéeykat. ñun tey jii dañuy liggéey am ay arriérés de salaire am ay problème pour dem ci hôpitaux yi pour faju am aussi ay problème pour dem congé ay tenue de travail yi nekk fii yooyu la ñu wax ni ak port bi la ñu wax mutation yi nga xam ne mi ngi ñëw. ay port yu bees ay sendu ay ndaayaan ñu wax ni yooyu bala ñu cee dem nañu toog ak direction générale du port ak patronat bi ñu waxtaan pour mën a trouver solution rapide ci arriérés de salaire yi. seen secrétaire général di ñaan kii di directeur général bu port amal ab ndaje ñu waxtaan ngir mën a saafaraal seeni jafe-jafe. congrès bi loolu la tenu résolution bi ci ëpp doole mooy que directeur général du port autonome de Dakar mu woote dans les meilleurs délais des assises ñu toog waxtaan ci statut docker parce que il est temps que ñun ñi nga xam ne dañuy débarquer ci gaal yi ñoo nekk du début et à la fin des opérations ñuy liggéey te mënuñu fay. Mody Guiro di wax ni gouvernement bu Sénégal xam na jafe-jafe yi docker yi di jànkonteel ba tax na ñu gën a yokk jumtukaay yi ñuy liggéeyee. équipement yi nekk ci biir port bi tey nekkatul équipement wala di yemu. te da ngay gàddu dafa may portique yoo xam ne numérique moo koy doxal am na yoo xam ne mën nga ko télécommandé suba te technique boobu day wéy di dem donc xale yi dañu xam ne tey gouvernement partenaires yi mënatuñ rek di gérer nañ doon gérer avant donc il faut ñu yokk seen capacité former leen pour ñu mën donc ñu ne en face beneen bi mooy seen ay difficulté ñàkk payoor yi retard de salaire ñu yoo xam dafay tardé seen conseil yi nga xam ne day tardé quelquefois seen retraite yoo xam ne day tardé paj mi day nekk loolu dañ leen war a gunge waxtaan ci ba trouver aussi les moyens yu ñu régler problème yooyu. syndicat docker yi di sàkku ci ñu saafaraal seeni jafe-jafe ci ni mu gën a gaawee fekk ñuy xaarandi li ñuy laaj nag nar nañu déposer ab préavis de grève ci dimanche fukki fan ak benn ci weeru novembre bi beneen liggéey la Adama bi tey waaye soriwut ak port bokk na ci lu jëm ci koom-koom bi soqeekoo ci suuf si di gànjar gi bi maanaam ñu koy wax ressource minière am na kuréel góomb ay ndaw yu yëngu ci xam-xam bu ni mel di ay ingénieur ñoom nag bëgg nañ ca fës bu baax ci li niñ koy exploité fii ci réewu Sénégal waaye tax na ñu amal ndaje bu yaatu weccante aliou fexe ba ñoom daal lépp lu soxal xam-xam ba mbir mi laaj ñu mën koo fësal tax ñu jàpp ne loolu dina jëriñ état bu Sénégal ngir ñu mën a sukkandiku ci li nga xam nag réew bu Sénégal am na ko ci xam-xam ñu koy duppe expertise locale loolee nag démb bañ koy fësal ka ñu fa yebaloon Ajara Njaay xam bu baax li nekk ci ressources minières yi fii ci dëkk bi ndaw ingénieur yi nag daal di booloo ngir rek dugal seen loxo ci liggéey boobee ñu baral seen kàddu ni xam-xam bi wax ngir rek suqali yooyu les ressources mi ngi ci ñoom mu ñu sukkandikoo ci njiitu association bi. ISIS dafa ñëw pour am ay ambition ci mbooleem domaine yu fi nekk Sénégal mu ci wàllum bâtiment ci wàllum informatique ci wàllum communication ci wàllum mine pétrole géologie
ci fànn yooyu yëpp léegi nag UGIS moom mi ngi fexee di organiser xool naka lay tegale ay programme pour xool nu mu koy jébbalee soit nguur gi pour indi sunu wàll ci développement wu dëkk bi. mu teg ci ne état bi nag dafa war a gën a dugal loxoom ci tàggatu ingénieur yi lay ndax kat ñu bañ a jéggaani bitim réew. préféré jël ñi nga xam ñoo nekk ci waa bitim réew ñëw jox leen liggéey bi pour yaakaar ni ñoom ñooy gën a gaaw def liggéey bi comme ni ñu ko bëggee ak comme nu mu waree or que du loolu ñun ñi comme ni ko suñu président ñun ñi nekk fii yëpp ñun ñëpp a jàng am na amaana ñoo xamante ne sax fii lañ jàngee Macky Sall président dëkk bi fii la jàngee ingénieur la mën nañ def ay comme si wàllu pétrole bi ñuy waaj a dégg ak affaire yooyu ñun dañ ciy yëngu comme ni ko président waxee am na ñoo xamante ni ñu ngi fii wala si à l'étranger ci bitim réew ñoo xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. union jeune ingénieur fii ci Sénégal boole téeméer ak juróom fukki ndaw ñu nekk ci domaine yu wuute xam bu baax askan wi li ñu soxla jamono ji loolee tax ndaw ñi taxaw téeméer ngir rek bëgg a yëkkati défi bi li ci jamono boobee ngir yëkkati yenn défi ci banlieue bi moo waral Adjara Ndiaye ñi di mouvement Y'en a marre am kuréel doxalin goo xam ne ñu ngi ko duppee sunu gox daal di dëgmal ca banlieue ba wërngal fa jébbal fa ay ndimbal askan wa nga xam nag ña nga fay yeewoo ñu jàppana leen si seen i projet loole nag Union européenne moo ci soob fukk ak juróom ci ay millions yu euro mu nekk loo xam nag ña ca bénéficié wu ñoom nag daan nañ koy rafetlu bu baax a baax dañ ciy teewlu Abdoulaye Wadianga moo ñuy toogal ca banlieue ba. mouvement Y'en a marre ci bile projet bu ñu duppee sunu gox dafa daal di jagleel ay subvention ci lu toll fukk ak benn ay association ndaw ak ay jigéen lu ko tax a jóg moo di fexe ba association yu ni mel mën a amal ay yëngu-yëngu ci wàllum protection de l'environnement waaye tamit améliorer lii di cadre de vie bi fii ci banlieue bu Ndakaaru. tey li ñu fi tax a ñëw dañu wëyal suñu programme bi ñu tàmbali depuis li attaque li tegu bi tudd sunu gox. objectifu projet boobu mooy fexe ba association yu ndawaan yi nekk ci gox-goxaan yi di liggéey ci mbirum environnement cadre de vie ak assainissement ñuy def liggéey bu am solo fexe ba yenn organisation yu mag yu nekk ci réew mi fii ñu mel ni Union européenne ñuy joxe ay subventions ñoom mënuñu ci jot ndax règle yu ñuy teg dafa compliqué tellement que association yu ndawaan yi mënuñu ci jot fexe ba Y'en a marre lëkkaloo ak partenaire am bu tudd GURET ñu fexe ba subvention yooyu ñu jot ko mën ko yeggee association yi. projet mu ni mel Union européenne moo ko daal di financé ci lu toll 15 millions d'euros la ñu daal di débloqué ONG GRET nag moom la ñu tànn ngir rek mu amal lii di accompagnement technique ngir bile projet mën a antu. Alors dans le cadre de Sunugor, on a financé donc une vingtaine de projets de quartier. Et qui ont suivi tout un processus d'identification, de soumission de dossiers, d'accompagnement. projet mu ni mel ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéficiaires yi daal di ko rafetlu bu baax a baax. ñun amal nañu njëriñ bu baax a baax ndax tey jii permettre nañu ñu commencer di former 25 jeunes filles ak 25 femmes. mouvement Y'en a marre ñu xamee ko ci ay yëngu-yëngu ci wàllum protestation tey jiile bëgg nañu soppi seen doxalin ñoom lu ñu bëgg moo di ñëwaat ci seeni mission première di amal ay action de citoyenneté buñ sukkandikoo ci kii nga xam ne moo yor bile programme waaye tamit mouvement Y'en a marre daal di wax peuple sénégalais bile ci ay fan yii di ñëw ñoom dinañ àddu jëmale ci li nga xam ne moom mooy actualité nationale bi. éducation nationale kooki loole Abdoulaye Wadianga mooy fexe ba gën koo defaraat moo tax Carrefour Gandal ñu amal ko di barab boo xamante ni ñoom daal ñu ngi fa dajaloon ay boroomi xam-xam weccente ali fexe ba lépp loo xam daal xam-xam la bu fay soxe ko mën a njëriñ njàngam Sénégal gi ñu jàpp ni yenn saa yi day am jafe-jafe rawatina crise bi ñu nemmeeku ci at bi wees loole nag bañ koy amal démb ka ñu fa yebaloon sunu ndaw Chantal Badji ci leeral. mu bari loolu ay jafe-jafe yuñ ci nemmiku ci jamono yi éducation nationale mel ni lu nekk ci lëndëm li ni mel tax ba ñi nga xam ni ñoo séq bi li secteur daal di daje ngir waxtaane avenir u jàng mi ak njàngale mi. crise bi moom dafa law ci Afrique dafa law ci àddina même boo xoolee tugal par exemple ñoom ñu ngi def ay réformes donc Sénégal aussi comme ci àdduna bi lañ nekk ñun aussi crise bi mënuñu échapper il faut ñun aussi ñu jóg taxaw farlu encadré suñu xale yi.
ki fi nekk directeur de l'enseignement supérieur public maanaam ki yori njàng mu kawe mi dellu si na ci rapport Human Rights Watch mi fi jur ay coow jamono yi suñu sukkandikoo ci kàddoom bi le rapport nekk na lu ñu war a bàyyi xel te jël ko ak responsabilité. société humaine boo gis day am ay problème yu mel noonu donc Sénégal am na justice Sénégal am na justice bu taxaw ku def sudul naka sudul noonu. yoon mu ngi fi yoon am na lu ñuy wax bu fekkee am na nañ xam bu fekkee aussi amul ñi nga xamante ne dañ leen tuumal nañ taxaw. ci sooke bi le événement dellu si na ci njëriñu éducation bu ñu teg ci yoon suñu sukkandikoo ci ay kàddoom génération bu bees bi dañoo war a fexe ba am li nga xam ni mooy bagage intellectuel bu dëgër. Aujourd'hui, on ne saurait parler de métier sans pour autant avoir un minimum de connaissance dans le métier. Donc vouloir être, c'est très bien, mais quand même qu'on le fasse dans le but de l'école, de l'enseignement, qu'on ait un tout petit peu un bagage intellectuel. C'est ce que je dis tout le temps. Donc que les jeunes, ils n'ont rien à faire. On ne les demande pas de payer des factures, on ne leur demande pas d'amener quoi que ce soit à la maison. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'étudier. Ils ont l'âge d'étudier, donc ils n'ont qu'à étudier. Enseignants, professeurs, syndicalistes ak sax député daje nañu ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xam ni enseignement national mi ngi koy jànkonteel ñu jàpp ni rek li nga xam ni mooy système éducatif bi bokk na ci li waral jàngoro yi nga xam ni école yi ñu ngi koy am ñuy artuwaat nguur gi ci situation bi nga xam ni moo am ci l'école. Chantal Badji démb nag la sunu réewu Sénégal doon sargal delloo njukkal suñuy jàmbaar fëqi dënn di ñi nga xam nag ñoom ñoo di way l'armée gi ñu amal ko nag di prise d'armes bu loolee nag journée des forces armées bi ca Ndakaaru fële ca Ndar Géej amal nañ ko ca buntu lycée Charles de Gaulle bi nga xamante ni foofee nag lim bu takku ci ña fa ñëwoon ñëpp rafetlu nañ jàmbaar yi wattukatu kaaraange gi xarañ gi ñu xarañ ak nit ñi bàyyi seen waar ci tool xare ci noonee sax moo waral am na ci kuréel boo xamante nag ñu Fatim Lo demoon fa démb de réinsertion bi nga xam nag ñoom ci la ñu bëgg a sóobu ëmb ay ñoo xamante ni ci atum 1981 la ñu duggoon ci l'armée gi di nekkoon ñetteelu contingent di 1981-3 ñoom ñi leen nag seen kuréelu mbootaay googu la ñu bëgg mooy jàppandal indi ko jëmale ko ci ñi retraité si ñoom waaye tamit bokk na ci ñu jàll ci ab GE fi mu nekk nii soxal na leen mooy ñuy xeetal xale yi di jeunes yi ñu gën a am bëgg jëmale ko ci wàllum l'armée gi dañ ciy tellu Fatim Lo. ci atum 1981 ñoom nag dañoo décidé woon dugg ci l'armée bi fanweeri at ak juróom benn ci tey ñu fas yéene nag tase ci ab amical tey ji ñuy bëgg wàllum réinsertion sociale militaire yi ak paramilitaire yi jaarale ko ci ab GIE amical bi moom li mu bëgg mooy jàppale leen ba ñu mën a amaat liggéey. man ma nekkal la ñun ñëpp ñu nekkal kenn man ma nekkal ñëpp nekkal kenn te ba pare ñu jël ne ñun day dimbali suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di liggéey tey bàyyi liggéey boobu nekk ay civil aujourd'hui nekk ay retraité ñu xool naka la ñuy def ba dugalaat leen ñu commencé waat liggéey moo tax ñu jël benn GIE créé ko pour jéem a jàppale sunu classe yi nga xam ne xamoon nañ leen yaa 38 ans. dox bi méngoog bés bi ñuy màggal force armée tey ji contingent 1981-3 mbébétam mooy ñaax ndaw ñi ba ñuy dugg ci armée bi ndax ñu gën a defaraat seeni jikko. man armée tey moo ma defar parce que xaw ma naka laa doon men mais dañ ma jox benn éducation de base sama kër armée dolli ci leneen dolli ci patriotisme dolli ci fit bu dolli ci honneur. ñun on doit être une matière grise on doit être un régulateur on doit aider à développer moom fu ñu koy jox ci suñu ay doom ci suñu ay mbokk ci di les aider et travailler pour le peuple et travailler pour le pays c'est ça nous qu'on va apporter on n'attend pas mais si toutefois nag l'armée vient vers nous on sera ouvert. ñëpp doon benn loolee tax a jóg amical bile tey jii day xeex ngir mën a jox lëkk gu gën a naat ñi nga xam ne dañ cee nekk te jël seen retraite tey jii yeneen i xew-xew dinañ ko amal ngir gën a xamal nit ñi lan mooy amicalu 1981-3. ginnaaw wàllum l'armée googu ndey Fatim Lo ci wàllum gàmmu daanaka ay fan rek moo tere mu siiw di guddi gi ñuy màggal ngeen gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen gi mindeef moom moomee nag ca fële ca Thiès ñoom kenn dem ñu des ndax njabootuk maam Ahmadou Diégène ñoom nag ña nga doon defalub CRD di ab ndaje bu yaatu ngir xool service ya fa daje lan mooy seen dogu ci bés boobee mën a mucc ayib jaax ci yoon ba ñu noppee seen ndaje boobee nag ki nga xam nag mooy kenn ci njaboot gi di Serigne Ousseynou Ndiéguène
génn am na kàddu yu mu dénk suñu ndaw ba ñu fa toogal di Daouda Thiandoum. fii ci Thiès municipalité Thiès gàmmu gi mooy gàmmu gi fi njëkk dëkk bi itam nangu nañ ko ñi ñu bokkal Thiès yëpp nangu nañ loolu xam nañ loolu dañuy wax itam ne mbir dina toll foo xam ne état il faut mu def ci loxoom mooy jataay yi nga xam ne moom la ñuy bokk ak administration bi jiitu ci monsieur le gouverneur ak maire yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi. xool wàllum tàggat yaram mu mel ne nag li nga xam te moom moo di démb sunu natango Mbaye Sène daal dinay fësal lu soxal site bu yees yëngu ci wàllum xabaar ci tàggatu yaram di Intersport loolee nag démb ñu amal ko mu gis ne nag war naa cee bay ay jéegoom bay waaram ci li nga xam te moo di toolub xarale yi jëm ci wàllum tàggatu démb nag ba mu koy fësal ba mu génnee kàddu yi la dénk sunu ndaw Djibi Sarr Dioni. te ko ci liggéey yaakaar ni jot na nag ñu ibbi li nga xamante ne moom mooy benn site boo xamante ne bii nii sport rek lañ koy def ba pare nag site boo xamante ne ay sport vidéo la loolu moo tax ñu teg li nga xamante ne mooy Sport Inter ñoo ak Mbaye Sène rek lu bees la rawatina nag ñu bokk ko ay professionnel ak ñoo xamante ne bii nii xam nañ li ñuy def mën nañ li ñuy def et dafa jotoon nag ñu indi leen loo xamante ni bokkut ak li nga xamante ne fi lañ ko fekk donte li fi ne baax na waaye dañoo bëgg a indiwaat leneen loo xamante ne bii nii lu bees tax on a le matériel est là les gens sont là les professionnels sont là d'ailleurs même il y a un qui est en train de faire l'interview ci ñun la nekk muy Kajoor mi moom mooy def basket bi foofu kon c'est que am nañ ay nit ñoo ay personnes de ressources am nañ nit ñoo xamante ni yaakaar nañ war nañu mun a porter site bi ba yóbbu ko mu nekk site numéro 1 fii ci Sénégal day am inter day am national day am lépp loo xamante ni sport la di lamb di basket di football di lépp loo xamante ni bii nii sport la daal di nga ko gis ci li nga xamante ne mooy Sport Inter point TV. C'est une question elle n'est même pas indiscrète cette question tout le monde me le demande derrière Mbaye Sène y a personne c'est seulement l'abnégation le courage c'est seulement en fait la détermination qui est derrière Mbaye Sène. ma ngoog di woon l'international Mbaye Sène di woon démb jombul nag seen jotaay xibaar yi ngoon di ngeen am lu soxal wàllum criminalité bi ñu nemee ko fii ci xëpp Sénégal jamono ji law lool ana askan bi nan lañ ko gisee ak lan moo ko sookee ay demel ñes lañ ci àndal ci beneen jotaay xibaar jaajëfal leen fi la ñu dal keppe bi la jotaay amoon yéene faram fàccal leen ko jaajëfal leen ci taaxarlu bi bu leen toxal seetaan wéy di ànd ak ñun suñuy programme 19h 20h yeneen jotaay ñu digtal leen ko ci kàllaame Kocc ak tubaab lu ko moytu jiitu ko ñuy ñaan li nga xam ne ci kanam di ngeen am émission lii di salsa ak la señora Fatima di leen ko digtal lu ko mooy ñaan yàlla suñu borom mu ñu boole moom di moom te kenn di moom tey borom lépp ak ñëpp ak fépp fu mu def jàmm jàmmaloo du fa taxaw jàmm sax dak Sénégal ak li ko wër jaa ngeen jëf ñu yendoo ko